asalaamaaleykum Bour Gueweul ñu ngi lay nuyu. Bamba fay naa leen. waa Bour ñu ngi la fekk fii restaurant Bour Gueweul ci Paris ñëpp xam ko. Bour ma bàyyi la nga nuyoog Sénégal d' abord. d' abord maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ginnaaw bi ma sant yàlla ñu ngi ci bi di santaat samay waajur di wax ci sama yaay bi yàlla di loolu si amiin papa ji fa mu nekk gënal ko fi mu jógee. di nuyu waa Paris yëpp. di nuyu nag sama doomu ndey yi nga xamante ni démb man ak ñoom la woon fii ci France. ku ci mel ni Khadim Kaana. ku ci mel ni Cheikhou Nambay. ku ci mel ni Damfa. ku ci mel ni ñoom Cheikh Tidiane. ak nag sama xarit sama doomu ndey Daouda Gueye borom Bour Gueweul ak sama rak xarit Adama Mame Diarra nuyu naa waa Paris yëpp nuyu waa France yëpp su ma limee damay juum parce que ku ne Bour ne Paris ku ne Bour ne France. di nuyu nag personnellement ki nga xamante ni tey jii moo tax yàgg dara ma déplacé wu ñëw ci événement bu mag bi le leader de la génération consciente. donc Bour ñu gis ne gëj nga Paris tey nga ñëwaat fii nga ñëwaat Paris ci événement bu mag boobu muy Pape Diouf donc ku la xam na Pape Diouf ku la xam la ak génération consciente Bour ñu jógee ci benn bés bu mag muy le 13 octobre sa impression bi ñu jógee ci bés boobu le 14 février noo def le 14 octobre noo def. le 14 octobre moom pour te dire vrai du ma ne dama jubilé am. parce que su may jubilé dafa mel ni Pape Diouf carrière am Bercy la yemoon te nag man je me dis que ni carrière ma ngi soog a door kon mbégte la ak contentement ak santat yàlla ndax def dara mu sotti du mën loxo suñu borom la. kon mbégte la mais nag di dolliwaat ni santat yàlla mais nag fierté. fierté ñun leader parce que dafa metti woon trop bi mu koy engagé di profité di remercier Mahou Soubater le promoteur. di remercier tamit waa Prince Ali nga xamante ne ñoom ñooy labelu Pape Diouf. engagement bu metti woon la. parce que le 13 octobre demoon na ba benn moment je pense très bien que bàyyi woon ko sax dafa gënoon. parce que lu tax loolu lan moo tax bàyyi woon ko gënoon. ndax coono yi dafa bari woon parce que man dama jàpp ni li may wax chaque jour laay wax. dama jàpp ni Bercy dañ ko def pour les musiciens les artistes. mais def ñu ko pour ay mala. dañ ko def pour les artistes. Pape Diouf c'est un artiste. ñuy jógee yeneen réew yi tëgg Bercy fierté la seen réew. kon ñun suñu doomu réew bu jógee Sénégal war a dem ci Sénégal toujours day am problème critique bi day bari yàq bi day bari sabotage bi day bari mel ni ñun fu ñu jëm mérito wuñ ko et pourtant ay yeneen doomu xeet ñoo fay dem kon ñun suñu doomu réew bu jógee est valable pour tous les artistes sénégalais bu jógee dem ci salle yu mag dañ leen war a accompagner. dañ leen war a soutenir dañ leen war a pousse mais tey jii soo gisee tëggatuñu sax salle yu bari yu mag yi. damay jël doomu Sénégal ba koy saal bu mag sax mais pression bi day bari ci moom ba bàyyi ko sax da koy gënal. tellement que te ñu lay teg pression yëpp mooy say doomu réew. ñooy saboté ñooy yàq ñooy critiqué kon ku lay jàppale ku lay pousse moo taxoon ma ni metti woon na trop mais heureusement ku ko xam-xam ni doomu gaynde la jàmbaar la ñaar ñu ko séq ñëpp. jàmbaar lañu moo tax tey ñu atteindre seen objectif. mais coow li bu bëree est-ce que du Pape Diouf ak staffam aussi ñoo ko créé parce que tey bu ñu gisee Ndakaaru ngeen defoon ko promotion bu mag. te Bercy bi ñëpp doon wax fii la mais ngeen jël Dakar jiital fa def fa lu mel ni sabat jël ay xale yu jigéen jëlee leen Mali jëlee leen Côte d'Ivoire. coow li bu bëree est-ce que du yéen aussi yéen a créé coow la est-ce que loolu defoo leen ko woon pour créer benn buzz au niveau du Bercy. sincèrement je pense très bien que ni Bercy su ma juumul 2000 ba tey mi ngi am. ñu ciy profité di ci remercier suñu frère. suñu papa Youssou moom ñu mën yoon bi. 2000 ba tey mi ngi am. seetal Bercy am yëpp Sénégal day am promotion. dañuy defee promo Sénégal. mu jëm si parce que tamit Sénégal fa la télé ya nekk. TFM bi ngay dem Sénégal la nekk. Sen TV bi ngay dem Sénégal la nekk. 2S Sénégal la nekk. ñooñu ñooy def promotion bi ñu nekk ci diaspora bi di ko seetaan. xam ni bis a ngi ñëw kon promotion bi foog mu njëkkee foofu. kon Pape Diouf moom moo njëkk a def promotion Bercy Dakar. parlant de tànnibéer bi. pour ma leeral benn affaire Pape Diouf tëggul tànnibéer bi. Pape Diouf dafa am ay fans yu jigéen ñoo xamante ni mënuñu ko topp ñëw Bercy ñooñu ñoo ñaan tànnibéer ñoom ñoo ne dañoo bëgg nga may ñu benn tànnibéer ñu def ko avant première Bercy tàggu toog yow mais nit yàgg naa tëgg Bercy def Sénégal avant première vrai ou faux. képp ku fi tëgg Bercy balaa ngaa ñëw di nga def Sénégal avant première mu daal ne may naa leen bi mu leen ko mayee yàlla bi ñuy wax yebe mooy xaritu Pape Diouf moo dëkk Dakar. yebe moom moo xam Odexia moo xam Jaba Sora yebe moo nekkoon marraine sagar bi. yebe moo invité Jaba Sora invité Odexia dama bëgg ngeen gunge ma ci sabar bi ma tuddee
ñun teraanga la ñu xam. bu xaj jógee sax ci àll bu ñëwee ñu teeru ko. kon ñun suñu objectif bëggaloon xale yi jigéen la ñu am seen gan ñu teeru leen teral leen benn bis kese la mu jeex kenn ku ci nekk teeru si li nga nekk. mais promotion Bercy bi avant premier bi concert ba la woon. bi ñu waroon def stade Alassane Djigo. mais par contre dañu mujj bàyyi yëpp parce que boobu coow li bari na. te Pape ku ko xam ne nit ku dal la. du woote fitna. mu ne pourquoi pas nañ leen bàyyi lépp te jublu si liñ jëm. ñaan yàlla may parce que nag objectif bi Bercy la woon. dëgg la donc Bour je pense que waxtaan nañu ak Pape waxtaan nañu ak Maxu. donc yow tey jii nii ñoom peut-être dugguñu ci cadre boobu nga xam ne mooy cadre sabotage bi nga wax noonu. et je pense que war nga ñu mën a leeral. sabotage bi nga tudd sànq. fan la jógee ak ñan ñoo ko doon jéem ak ñu xam quoi on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. parce que am na ñoo xam ne xamuñu. tey jii su ma neexee tudd sabotage. lu tax nga ne ci benn point. gisoon nañu lu xew Bercy. ay marraines yoo xamante ne dañ leen marraine bis bi ñëw ñu leen xëpp ay farine. fekk leen baaru café bu Bercy ñu toog di xaar seen délégation. kan la madame Mbacke. ñu ñëw fekk leen foofu xeex ak ñoom xëpp leen ay farine. demoon ba coow li bari woon ci am ñoo xam ne dañu yor ay pancart taxaw ci porte bi naan libéré Assane Diouf. di yuuxu coow loolu bari woon ba police ñëw bloqué porte bi tëj porte bi déjà kenn dootul duggati déjà loolu posé woon na benn problème yi ñu nekkoon ci biti bari. waaw loolu leer parce que maa ngi gis ñi ngi jël wax ji di ko yóbbu feneen waxuñu ne Bercy dafa fees dell ba nit ñi nekk ci biti dugguñu pour mu leer. dañ ne ñi ngi massaw ñi nekk ci biti ñoo xamante ne xeex bi amoon ci biti taxoon police bi tëj porte bi. bi police tëjee porte bi moment bi police di tëjee porte bi fekk na concert bi jeex na moo taxoon ñu nekkoon ci biti amuñu woon accès ci biir salle bi. mais loolu sabotage la. mais yow pour yow ñu doon saboté ñan la. waaw mais c'est-à-dire man mënuma la wax kii ma doon saboté ak kii parce que nit ki booy wax da ngay wax lu wóor. ay nit la ñoo xamante ni ñëw nañu man mënu ma ci xoolee diw mënuma la wax kii mooy diw. mais pour mu leer. madame Mbacke. day politique wul ñun loolu concerné wuñ xam lu ñu concerné. mooy madame Mbacke xarit la ci Pape xarit la ci Maxu am na droit tëgg soirée Pape Diouf am na droit tëgg soirée Marina madame Mbacke. mais xam nga Pape comme dañu ko jiiñ que dafa dugg trop ci politique bi dafay jàppale Macky Sall peut-être que looloo tax am ay opposants yu ñëw bëgg a yàq loolu bëgg a yàq soirée bi yow lan ngay wax ci loolu ñu koy jiiñ dëgg xam nga avant tout d'abord pour ma leeral benn mbir bu ñu fàtte ni Pape Diouf nit la nit la Pape Diouf ba tey déggu leen ko mu toog fenn ne damay politique ba tey déggu leen ko mu toog fenn ne votel leen diw est-ce que Pape Diouf bés ngeen ko dégg mu toog ne Sénégal damay wax ngeen votel Macky kon yow tu veux dire que loolu amul question boobu rek réponse bi rek laa bëgg a am amul mais nag nit ku nekk am nga droit bëgg sa nit nekkul tey ji Pape Diouf moo fi njëkk bëgg président moom en tant que personne en tant que nit am na droit bëgg Macky dëgg la en tant que nit mais nag politique loowul kenn bu amee événement am tey jii ñaata nit fi tëgg événement Marine Marème Faye Sall ñaata nit fi tëgg événement pare na Macky Sall daa tax ñu politique mais nag quand même bu dul dara Macky Sall c'est le père national du Sénégal moom mooy premier sponsor du Sénégal ku fay tëgg événement am nga droit tuddee naa sama bis Macky Sall tuddee naa sama bis Marème Faye Sall mu soutenir la doomu réew buy jógee foofu dem bitim réew président mu doon soutenir c'est simple mais buñ ko jël indi ko ci cadre day politique moo tax ñu bëgg ci profité di yàq Pape Diouf c'est un citoyen bu doon def dara sax du ko wax day bàyyi ba bis ba jot am na droit voter mu dem seet kaka neex mu voter mais mosuñu dégg mu toog ci télé ne voter leen diw mais nag am na droit bu amee bisam tuddee ko ñu ko neex loolu du fi bañ dëgg la tey ban bilan nga ñuy defal tey ci Bercy bi ban bilan nga ñuy defal est-ce que am je pense que xaalis bari na parce que tey ñu ne Pape Diouf jaay na 10 000 places on va dire tey je pense que ça c'est beaucoup d'argent comme perto leen 14 000 places ngeen jaay 14 000 def nañu 14 000 kon def ngeen bu xaalis bu bëree bëri kon Bercy bi fa amul pertement quoi waaw non c'est-à-dire tey jii am na pertement amul pertement man placé ma pour wax ko ndax du ma promoteur bi c'est-à-dire du ma promoteur bi jaayuma ah mais tu es dans le staff jege nga même si xam nga liñ ci dugal ak xam nga liñ ci génn staff dafa am dafa bari façon staff dafa am le ménagère am cellule communication bi cellule communication bi man ci laa bokk xam ñu lu ñu am Pape Diouf di tëgg ñu dem defi promotion bi jaay événement bi jeex réussir ñu wooñu nañu lii ngeen ci am
mais fa ñuy nasee di nocci ñooñu dafa am ñu ko moom Pape Diouf am na ménager Pape Diouf promoteur a ko engagé ci Bercy bi kon ñooñu bu dara des loolu nasab nocc ñoom ñooy nasab nocc ñun lu ñu waroon mooy jaay ci événement bi jaay nañ ko yàlla def nañ sutura bu ma amee benn bilan bu ma ciy def lenn lu ma ciy jooy lenn kese la mooy gaaw a ni mu jeexee metti na artiste bi metti nañ ñun ñëpp mais nag encore une fois Europe ku ne xam ne dëkku loi la dañoo am seen heure bopp pourtant préciser nañu bu baax a baax a baax ba ci carte yi ba ci ticket yi 19 heures ci nekk mais lan moo tax artiste bi teel mu yéex a yéeg la moo tax lu waral waaw mais il faut que tamit ñuy bàyyi xel ne artiste bi buy yéeg pour wayal nit ñi la mais nit ñi bu ñu nekkoon ci salle bi artiste bi mënul yéeg vrai ou faux sénégalais yi ñoom ñooy toog ba 20 heures ñu soog a génn seen kër yi départ di ñëw balaa ñu fay egg ay 21 heures Pape Diouf mi ngi yéeg 21 heures Pape Diouf il a fait 2 heures de concert 21 heures boobu jusqu'à 23 heures c'est 2 heures de concert c'est-à-dire boo defee 2 heures de concert yoo xam te dafa am ay invité morceau ya nga war a way doo ko way parce que invité yi dañuy jël benn place mais nit ñi ñoo yéex a génn am nañu ci profité sax ci yéex a génn googu sax photo am nañu ci profité vidéo dugal ko naan woy fiasco mais après suñu borom wane na salle ba la fa nekkoon leer na naññ il est blindé fees de del gars yi baal nañu bu ñu amee dara lu ñuy jooy mooy heure bi dafa gàtt dañuy jooy mais vraiment réussir moom total la def vraiment réussir moom total moo nag boo tax ñu doon profité di génne photo di photo avant Pape Diouf di yéeg ku ne xam ne ni soirée boo koy def nit ñi dañuy ñëw par benn bu fekkee ni début soirée buñ fi am nañ koy photo dugal ko ci internet bi kon benn artiste Sénégal bu si fay def guichet fermé heure boo toogee ci soirée balaa nit ñi ñëw ba artiste bi yéeg foog salle bi am côté yu vide parce que nit ñi duñ ñëw en masse léegi nag loolu ñuy force artiste bi yéegagul fekk porte baa ngi fees del nit ñi daal di dugg benn par benn nga daan koy profité dugal ko ne fiasco defuñu ko kenn suñu bopp lañ ko def tey bu ñu toogee ci internet bi ne Pape dafa fiasco wala Wally Seck tëgg fen ñu toog ci internet bi ne Wally dafa fiasco wala keneen tëgg fen ñu toog ci internet bi kan la ñu yàq doomu Sénégalais la ñu yàq suñu bopp la ñu yàq dañu delloo si waat suñu xel fees naag feesu bu Solange bi xam nga Solange bi lan la mooy osé nañu tëgg Bercy def nañ ko alhamdulilah tey jii saa yi nekk France yëpp Pape Diouf tëgg na fi Pape Diouf def na Zénith Pape Diouf def na Top Pullman Pape Diouf def na Dok FM Pape Diouf def na Espace 68 Pape Diouf def na Salon Wilson Pape Diouf def na Palais des Congrès Pape Diouf def na Bercy alors léegi lan mooy loolu du mérite lan mooy prochain objectif bu Pape lan la fi mu toll nii jóge na Bercy bon objectif am lan la bëgg a defaat leneen je peux dire que ni comme ni ma koy waxoon sama interview bi passé Zénith xew na fi jàll Pullman xew fi jàll Bercy noonu lay ñëwee jàll Bercy jàll na fàtte nañ ko léegi nag am na plan de carrière am affaire yaa ngi ci kanamam nekkul Bercy rek fi nekkoon salle Olympia mi ngi fi Bataclan mi ngi fi yeneen réew yi seen salle yaa ngi fi war na def album international bu war a génn fii ci novembre bi am na ay featuring yu bari yu mu ànd ak ay artistes yu mag après war na def benn tournée internationale album bu war a génnaat kon projet yi mi ngi fi kon carrière am yamul Bercy la lu bokkoon ci carrière bi la rek passé na fàtte na ko mi ngi ci leneen il faut que ñu def suñu bopp ne artiste bu ñuy tëgg si événement boobu yamul ci seen carrière day passé ñu nekk ci leneen Pape Diouf mi ngi ci yeneen projet l'essentiel bi rek mooy objectif bi ñu amoon mooy ñu réussir Bercy te def nañ ko vraiment nag di profité nag di remercier sénégalais diaspora bi yëpp parce que nag ñoom la ñoo ci jàpp ñoo pousse ñoo ko jox ndam li kon ñooñu foog ñu remercier bu baax a baax ndax affaire bi loolu dëgg la Bour ñu ngi lay jaajëfal xam naa du ñu yàgg ci waxtaan wi donc joxe nga ay leeral ñu bàyyi la rek boo amee leneen loo ci bëgg a dolli nga dolli ko ñu tëj waxtaan wi waaw li ma ciy dolli rek mooy ñu boolewaat ñu àndaat boole xol yi te xam ni seen lu daan ñun la suñu biir bu suñu doomu réew jógee dem ci beneen réew nañ ko ànd puus ko moo xam Pape Diouf la ku mu mënti doon nag nañu ànd ñun ñëpp ñu sotle ko jàppale ko mu jëlee ci ndam mais dañuy gis koo xamante ni ma comprendre ma nga jógee ci dëkk dagg billet avion ni mu chéré nga ñëw jël hôtel par jour ni mu chéré ngoon jot nga sañse dagg sa billet événement ni mu chéré nga dem uniquement pour photo place bu feesul dugal ko mais Bamba nga gañe ci lan et valable pour tout le monde loo ci gañe perte nga sa xaalis te
jàppale nga activité yu ko ndax billet bi nga dagg ci poche am la jëm. nga ñëw uniquement pour photo benn place bu feesul envoyé ko dugal ko daal di yow tu es fier non tu n'es pas fier et du ma la xoolee. peut-être loolu concurrence bi la entre les artistes tey. comme concurrence ñun ñoo koy dindi. xam nga concurrence mënut a ñàkk ci dara. kon yow concurrence woo yow personnellement. non 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 non. man mënuma concurrence. certes que ne Pape Diouf laa nekkal. Pape Diouf laay liggéeyal man Pape Diouf laa gëm mais man boo ma fekkee Dakar damay dem ci soirée yëpp artistes yëpp samay xarit lañu. mënuma concurrence parce que ñun leader bu ñu yor gëmul concurrence kon ñun bu ñu concurrence dañ koy sonal Pape gëmul concurrence. mës nga dem soirée Wally Seck. Wally Seck Zénitham li mu def fii man mii maa def promotion bokk naa ci ñu def promotion bi. oui Zénith Wally Seck. dëgg la tey boo amee message boo leen di jox. parce que tey bëri na coow li bëri na entre Pape Diouf Wally wax ji bëri na yow tey boo amoon benn message booy lancé ci ñoom ñaar lan nga leen di wax. non sont des frères. Wally ak Pape ay frères la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. su ma amee benn message bu ma ciy joxe mooy nañu gën a jegewaat tey. gën a àndaat gën a boole xol yi. dëgg la du dëgg parce que nag coolee fi nekk rek mais xaaral seen duo de. oui pourquoi pas. incha allah duñu ay noonu tamit ay frère lañu xëy na nag concurrent alhamdulilah ba concurrent bi yemee ci yéeg ci kaw chaîne way pare kenn bu ñu daje woon ñoom ñaar dañuy kottante wala nañ ko aéroport taxaw waxtaan kottante kafre kon concurrent boobu fa mu yam neex na fa. te liggéey yëpp am concurrent. dëgg la waaw kon nañu xaar ñoom ñaar seen duo. incha allah nañu xaar ñoom ñaar seen soirée. lépp dina xew incha allah. buur ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw maa ngi gërëmaat waa Feeling Dakar di leen wax ni liggéey bi rafet na gis nañu affaire bi ni mu demee parce que Bamba yow da nga pousse quoi. xam naa da nga pousse di santaat ñëpp képp koo xamante ni teewoon nga ci soirée bi ci turu Pape Diouf ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ni kontaan nañu trop ci taxawaay bi moo xam alpulaar yi ci turu Bébé Bass ñu ngi gërëm ñëpp man nag may gërëm personnellement waa Paris aw ma seen fay gis nga Bamba su ma toogee ñëw ma Paris su ma xëyee ñëw Paris da ngay gis cofeel bi te loolu man mënu ma leen ko fay tey lu ma doon ginnaaw yàlla yonti sama ñaari waajur ñoom la te ñi ma koy delloo ba mu jeex kon man mënu ma fay waa Paris soo gisee événement bu amee Paris ñu naan buur géwél na ñëw loolu dafa neex kon maa ngi lay delloo di waat waa Paris yëpp di leen remercier di wax ni kontaan naa trop ci yéen ak képp ku teewoon ci soirée bi alhamdulilah réussir nañ ko ci jàmm yàlla na jàmm yàgg ñu passé ko nekkaat nag ci leneen Pape Diouf li muy dem la yëpp yàlla na ci am ndam képp koo xamante ne artiste nga nekk Sénégal lépp looy duggit yàlla nga ci am ndam parce que ñun ñëpp sommes des frères kontaan naa encore une fois di gërëmaat tamit nag sama waa kër ndax nag restaurant Bour Gueweul ku ne xam te ne nii nag fii nag mooy mbir mi de nag ku wet li ma wax laa la ñoom Xaadim Ka gars yi mos nañ fi dox ñu dem fenn ak ñoom Dame Fall ak gars yi di nuyuwaat encore une fois Daouda ak sama nag xarit sama rak Xadi di nuyu nag sama yaay waa kër ga samay doom Pape Diouf yow ak Maxu suba teel jàpp leen te bu leen bàyyi gëm leen li ngeen gëm jàmbaar nga liggéeykat nga ku gëm sa bopp nga ku wóolu sa bopp nga macha allah tabarakallah puus mon frère. jaajëf buur merci beaucoup jaajëf jërëjëf.